coono yaay sonn nga lu baax ci kër gi lu ne jigéen ñi la waaye li ñuy wane ci baaxu jigéen ñi ci clamé séduction fii ci 2 News ak seen jigéen Mado ma sister borom yu baax yi jigéen ñi yéen lu baax di leen koy feeñale ci clamé séduction ànd ci système Mado ci 2 News la communication dama jigéen suñu yaay jigéen suñu soxna jigéen ñi doxal àdduna masa coono yaay sonn nga. Téléspectateurs ak mbokk internet ci 2 News asalaamaaleykum daal leen ak jàmm si biir émission Glam et Séduction une émission 100% femme nga xamante ne yéen jigéen ñi jagamaari yéen la ko fi indil ba tax na tey pour seen 3e numéro émission bi ñu indil leen une grande dame de valeur kooku mooy Tata Philo asalaamaaleykum. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen téléspectateurs yi man la Philomène Faye maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp nag bàyyiwuma kenn maa ngi dëkk Missirah quartier Sotrac donc di nuyu ñëpp daal bàyyiwuma kenn. Bon, je suis enseignante de craie en main maa ngi servir Darou Misset donc loolu moom ba pare nekk responsable des femmes aussi responsable des femmes APR plus particulièrement Benno. kon daal yaa ngi bokk ci femme yi nga xamante ne booy subir la politique dañ koy def. ah oui dañuy def politique nag moom ba mu neex. waaye lii mooy mondialisation bi ba tey balaa ñuy dugg dans le vif du sujet Tata Philomène vous êtes mariée? Oui, je suis mariée. Comment vous faites pour allier le travail et le ménage? Bon, tu sais, je me suis mariée bien avant le travail. Je me suis mariée en 99. Donc moment boobu moom j'étais pratiquement jeune. J'étais aussi élève collégienne. Voilà donc moo tax après le mariage ci laa dem des formations pour nekki enseignante. Donc je crois que bi ma duggee aussi nekkul loo xamante ne lu may sonal la de trop parce que chaque fois suñu xëyee maak sama jëkkër yëpp dañuy xëy dem liggéey bu ñu wàccee on est là à la maison ku ci nekk si liggéey mais nag le week-end moom là moom je gère. kon daal ci gàttal mën nañu wax ni Tata Philo bokk na si jigéen ñi nga xamante ne teel a xëy. bu dee wàcc. si vraiment dañuy teel a xëy. wax dëgg yàlla donc je descends à 13h les après-midi aussi je descends à 17h 15h 17h donc su ma ñëwee damay gérer reer bi nag damay assurer reer bi il faut que ma toppatoo sama monsieur nag ndax dafa baax ci man nag kooku moom vraiment jëkkër ju baax laa am maa ngi koy sant nag di ko gërëm de passage monsieur Sarr parce que vraiment il m'a beaucoup soutenu. nekk naa fi ay moments yu difficiles j'ai passé des moments très difficiles mais moom vraiment moom moo ma encadré encouragement di ma defal daal fu ma toll moom may taxawu vraiment donc il est tout pour moi de passage je lui dis bonjour. Donc ñu daal di dugg dans le vif du sujet tey suñu sujet d'actualité mooy femmes et réseaux sociaux est-ce que thème bi ça te dit quelque chose? Femmes et réseaux sociaux. Ça me dit quelque chose mais est-ce que vous pouvez me permettre d'abord de dire bonjour à mes supérieurs? Allez-y. Voilà merci donc avant may dugg ci thème bi il faut que man tamit ma nuyoo boo xamante ne du am ab di nuyu sama honorable député maire président conseil départemental Moustapha Mbeng di nuyu aussi suñu futur maire du ma ne sax futur maire damay naan suñu maire commune sud Matar Mbeng di nuyu nag suñu présidente des femmes vraiment une brave dame muy madame Diama Mbaye Cissé kooku moom vraiment ku jàmbaare la di nuyu la maman des tigresses ma awa di ko jàllale nuyoo boobu mu joxal ma ko waa tigresse yépp bu mu bàyyi kenn di nuyu aussi suñu maman bëgg a fàllu di nuyu aussi sama responsable Demba Diaw parce que tey bu ma taxawee tey
nekk fii moom moo tax yàlla ak moom ndax vraiment politique moom yàgg naa koy def parce que sama maam politicienne la woon mais dama ko bàyyi woon depuis Fatick parce que Fatick j'étais avec Macky avant muy nekk président di ànd ak Marème Faye Sall vraiment fu ne lu muy def ma taxaw ci dugg ci sama loxo parce que on est habité ensemble mais bi ma ñëwee fii man ma bàyyi lépp waaw vraiment bàyyi woon naa lépp pourquoi ndax Matar laa nekkaloon Matar Ba nga xam ne tey mu ngi nii nekk ministre des sports on était tout le temps ensemble donc bi ma ñëwee fii aussi topp ma ba même entre temps ma am ay xaw a jafe-jafe feebar léegi nag ma bàyyi lépp mais Demba Diawo topp ma ne ma il faut que nga ñëwaat lu ma bëgg la nag parce que yàgg naa koy def te sama maam daf ko doon def nekk présidente femme bu communauté rurale bu Ngéeñeen yépp ndax foofu lañ dëkk mu doon ànd ak Tanor Dieng tout le temps léegi nag man foofu laa jëlee peut-être lii nga xam ne moom laa doon tey man tamit may ànd ak ma ñëw fii bi ma jaawoonee jàppal mais bien avant may jàpp aussi fekk na man may dox ci développement ak social parce que dañ doon def ay tontines pas mal tous les dimanches on se rassemblait sama kër ñu taal musique bi fecc voilà femme de développement déconné bu ñu paree natt après ku ci nekk jël sa xaalis ñu dem léegi nag ñu dem di dem ba finalement ma def ñetti caabi ndax def naa formation bi en 2012 avec les enseignantes association des femmes enseignantes ñu nekk ci loolu ma nekk seen trésorière depuis presque 6 ans ma nekk ci après ci laa ne pourquoi pas ma def ko suñu koñ ndax man awma ku dul sama koñ Missirah laay tiitaroo donc ci laa ko def vraiment et ça réussit dem naa ba finalement pratiquement instant maa ngi ci 140 femmes yoo xam ne au moment où je vous parle ñoom ñu ngi kër ga di def affaire dañoo dem ba partagé wu def 2 groupes de 70 pour di mën a def développement ci sama ginnaaw daal mais am naa aussi ñoo xam ne même à mon absence dinañ ma ko gérer ba sama xel dal. voilà daal moom daal di nuyu. voilà ki nga xamante ne mooy honorable député maire Moustapha Mbengue. oui mi nga xamante ne comme ni nga ko waxee si biir wax. moom mu nekk président conseil départemental. oui waaw amiin dina ko doon sax incha allah. ndax boo baax la. continuer si lancé bu ñu duggoon sàkk. oui actualisé femmes et réseaux sociaux. parce que jamono ji 21e siècle bi gis nañ ne mondialisation bi tax na. xale yi jeunes filles yi femmes yi ñëpp ñu ngi si biir. réseaux sociaux yi. am nañu ci def lu baax. am nañu ci def lu bon mais jamono ji lu bon li moom la ñu gën a mën a. saytu moom la ñu gën a mën a gis moom la ñu gën a mën a fësal de par seen yenn actes yi nga xamante ne ñu ngi koy doxal noo gisee loolu yow. bon ñun moom en tant qu'éducatrice ñun moom vraiment dañuy déplorer loolu parce que tey réseaux sociaux yi war na mën a permettre les jeunes ñu ciy jàng di ci avancer mais au moment où ñu nekk nii gis nañ ne les jeunes fi mu nekk nii talatuñu dara lu dul di foo ci réseaux sociaux yi. te vraiment loolu parent bu nekk war na ko mën a déplorer mais naka la ñuy def ban solution la ñu mën a ut là moom ça devient un peu compliqué parce que tey boo nangoo sax téléphone nga nangu sa doom téléphone am mën na dem ci beneen téléphone xaritam ou bien mu dem si site bi wala si net doo ko yëg léegi nag moom mu di ci def naka su doon noonu du ñu def lu dul di leen sensibiliser di waxtaan ak ñoom xamal leen ne leen lii baax na. pour lan pour mën a jàng seetlu la avancé loo bon na ci boo duggee foo xam ne dalay bon loo parce que réseaux sociaux yi yaa tout ku ci bëgg a baax di nga baax ku ci bëggut a baax di nga moom vraiment doo baax li solution bi nag mooy nous les parents c'est à nous à chaque fois ñuy waxtaan ak suñu njaboot parce que xale moom foo toll da ngay waxtaan ak moom ndax la muy def xamuloo ko mais nag wax ci day bàyyi xel chaque fois ci li nga xamante ne moom nga koy wax ndax bu naree def yenn yi sax te fekk yow nga wéet ak moom di waxtaan ak moom dina ne sama yaay waxoon na ma lii wala sama papa waxoon na ma lii donc te ñuy bàyyi xel aussi ci xale yi ñu bañ leen a bàyyi ñu am yenn liberté yi liberté maanaam ndax da ngay dugg dans une maison da ngay gis tout le monde se connecte kenn du wax ak kenn ku ci ne yow sa téléphone rek ngay gérer
da ngay gis sa nit kuy wax ak moom sax kuy wax ak doom sax du la déglu du la bàyyi xel pourquoi parce que mu ngi concentré wu ci li muy def te xamoo li muy def lan la vérifié woo ko mën na ne maa ngi tëddi sax 21h nga ne ko demal tëddi mu yóbbaale tëddaale portable ba di ko manipuler ba 2h doo ko yëg donc loolu yëpp c'est aux parents de veiller à ça di waxtaan ak njaboot ki daal waaw. gis nañ aussi li nga xamante ne mooy femmes yi nga xamante ne les femmes mûres nga xamante ne elles sont responsables elles sont conscientes de ce qu'elles font. gis nañ li nga xamante ne réseaux sociaux bi yàq nañ seen àdduna. tax na ba tey jii mu wili pandé comme ni ñu koy waxee seen sutura. nga gis ñi nga xamante ne dañ ci def ay chantage ndax dañuy yónnee ay photos yi nga xamante ne doo comprendre yow en tant que éducatrice noo mënee définir acte boobu nga xamante ne femmes yooyu dañ koy def. Bon xanaa di déplorer parce que boo demee ba nekk majeur am na yoo xamante ne yow yaa koy mën a bañal sa bopp parce que da ngay ñaan yàlla ne man damay am doom damay am borom kër donc chaque fois jigéen buy def loolu rek wax naa mën a sóoraale ëllëg ndax ëllëg d'habitude dañuy naan du añ mais lu mot a sédd la parce que tey boo ko sóoraalewul nettali ba du rafet te bëri na ci ñoo xamante ne dañ koy def te bu boobaa yow même boo nekkee personnalité sax daanaka sa personnalité lu bëri da koy daaneel ndax dañuy naan kii ci réseaux sociaux yi lay yendu ci lay fanaan du def lu baax du ko jëfee donc loolu moom aussi jigéen bu nekk wala góor bu nekk aussi loolu mën la koy mën a sóoraale di ko xalaat ndax ëllëg a tax donc ñu ciy bàyyi xel bu baax te xam ne nit ku nekk nit la mais réseaux sociaux yi moom nekkuñu fi pour di yàq mais plutôt nañuy jël ci le bon sens pour muy defar. waaw parce que dans le bon sens rek comme ni nga ko waxee gis nañ li nga xamante ne ñu réeré woon ay vues ñu ngi gisante réerante woon ndax famille moom léegi gis nañ sant dëkkatul fenn. ils sont un peu éparpillés partout. effectivement gis nga xamante ne day dem ba gis mbokkam. via les réseaux sociaux. kon loolu déjà point positif la. mais da nga fi gis li nga xamante ne ay kilifa la ñu. am seen njaboot am seen jabar dem ci réseaux sociaux yi di ci waxtaan ak xale yi ndaw yi mineurs yi minette yi. di leen di nax parce que boo fàttalee daaw y avait un scandale bi nga xamante ne benn kilifa la. il était âgé de vers les 55. dans la cinquantaine jël ay mineurs yóbbu leen mixta di leen di proposer li nga xamante ne c'était un décembre police ñëw wàcc ci. loo gisee événement boobu nga xamante ne amoon na fi daaw. xanaa di ko métitlu rek di ko métitlu di waxaat encore une fois les parents ils doivent veiller def yenn yi ndax dañ lay bàyyi nga nekk ci lu la neex nga yaroo sa sago yaa ngi yor yaa ngi def li nga sentir mais non am na sax ñoo xamante ne peut-être pauvreté moo leen ciy dugal. waaw pauvreté des fois ñu ne comme yoruma lii mooy gën a gaaw pour ma mën a am xaalis pour ma mën a kii mais non là je dis non nit ku nekk la ngay am yaa koy ñaqal sa bopp. kilifa yi aussi bien vrai que dañuy am des fois ñoo xam dañuy yor mais nag ñoom aussi nañu xool seen diggante ak yàlla ndax les enfants sont innocents des fois mën nga pa kilifa mën na nax nit mën na nax xale alors que nekkul sax loo xamante ne ci après lay dooree comprendre acte bi mu def loolu doxul te jaarul yoon pour loolu nag bon maa ngi waxtaan ak ñëpp daal ñu bàyyi xel ci violence bi ñuy def ak xale yi di nax xale yi vraiment ndax loolu aussi ku ci ne da ngay seet sa diggante ak yàlla te xam ne nii neex na mais après mujj ga nañ koy sóoraale chaque fois waaw mujj kuy ñaan daal na ñaan mujj gu rafet. mujj bu rafet nag day fekk yow nga dund bu rafet di ko jëfe di ko doxe di ko waxe waaw man daal vraiment loolu laa amoon lu ma ciy wax. waaw effectivement ba tey rek ci li nga xamante ne mooy ñun suñu ay mœurs. li nga xamante ne ñun fii lañ ko fekk ndax ku xam Sénégal xam ne Sénégal dafa di dëkk bi nga xamante ne dafa bëri ay réalité mu am fi croyance bi nga xam ne mu ngi fi. kilifa diine yi kilifa aada yi. am na ñu inculqué gars yi ñu fi teg mais gis nañ xale yi léegi si réseaux sociaux yi ba tey comme xale jigéen ñi ñu ngi si Instagram ñu ngi si Facebook bi ba ci YouTube bi di posté di dugal ay vidéos yi nga xamante ne juste pour avoir ay vues pour nit ñi mun leen xool yaakaar na ni noonu parce que loolu en quelque sorte damay dégg gars yi naan ko loolu aussi c'est une prostitution mais déguisée noo gisee loolu. Bon man xam nga man nag gis nga ni nga may gisee côté boobu nag innocente laa ci ndax man d'habitude portable man moom wax dëgg yàlla xaw ma je suis pas tellement curieuse.
waaw lu ci ëpp du ma curieux du ma xool man daal li ma ci intéressé rek lay gis mooy lan message wuyu WhatsApp jeex na mais nag moom man de damay veiller bu baax a baax ci xale yi ndax des fois moom fa ñuy dugg sax duma ko xam waaw moo tax damay wax chaque fois rek ne xale yi léegi moom da ngay dem sax école di ko fa def parce que loolu gis nañ ko fa man am na benn anecdote lu ma daloon sama benn élève te élémentaire la de ñu daal dañoo jékki-jékki mu indi portable liggéey portable bi dafa ñu di ko manipuler dans la classe. en pleine cours léegi ma ñëw ma ne waa ma dégg des fois ma dégg benn son ni ke dañuy def xaw ma musique la ñuy def xaw ma lan la ni ke téléphone bi ñu yoraat beneen batterie boo xam ne dafa góndale mais dañu jékki-jékki bi ma jógee ne bëret pour dem ci élève bi rek élève bi dafa jël compagnon rek bës ko ci batterie bi rek sànni ko flamme bi génn classe bi di saxaar élèves bi yëpp di yuuxoo nga xam ne portable nekk na loo xamante ne kenn man jour boobu dama non bizarrement dama tiitaa ba fi ma taxaw maanaam élèves yi sortez mais li ma wax sortez yëpp dama am trac nga xam non bu baax te mënuma woon a génn sans les élèves waaw donc j'étais obligée ma taxaw collègue yëpp ñëw ana seen madame a ngi toog di xaar élèves yi génn bu dee bi di ñëw fekk ma fa nga xam ne ñun tamit dañuy nekk ci ay risques yoo xam ne doo comprendre moo tax billaay réseaux sociaux yi nag moo ngi ñuy sonal nag franchement moo ngi ñuy sonal parce que parents yi tout le temps ñoom seen xel du dal ci ni seen doom di comporté woo ndax chaque jour ñu gis comportement bu bees di ko gis di ko imaginer di ko imiter te loolu yëpp war nañ cee bàyyi xel daal man daal mu ngi noonu daal c'est le monde moderne kenn mënu ko comprendre et puis voilà c'est ça. donc gis nañ aussi li nga xamante ne mooy nouvelle mariée yi mooy sëyu léegi tamit. da ngay gis sëyu réseaux sociaux rek ko mën tuddee da ngay gis benn groupe jigéen ñëw ubbi groupe WhatsApp am wala benn page benn groupe Facebook ou Instagram di fa dugal ay feem di expliquer man sama jëkkër lii laa koy lii man sama far patati ay sëy bi daal sëyu réseaux sociaux la. waaw loolu nag moom déploré naa ko parce que ñun moom dañoo am ay traditionnel dañoo am tradition boo xamante ne dañuy naan jigéen sénégalaise dafa war a am sutura lépp lu muy def ci sutura la ko war a defee. parce que religion bugg ko diine buggul yenn yi aada buggul yenn yi kon nag am na yoo xamante ne waruñ ko sax di def ndax ëllëg a tax parce que réseaux sociaux yooyu loolu ñuy wone noonu dinaan nii ngay defee nii ngay taxawee yow bu ëllëgee dinañ la ko nettali. waaw te amul benn sens aussi amul sens yow li nga xamante ne mooy sa secret ci sa biir néeg nga di ko teg ci ay réseaux sociaux di ko vilipender loolu amul benn sens tey boo ko waxee tamit boo ñëwee jëfe ko dootul sa feeti man je propose wala may préférer ñu lépp lu ñuy def ñu di ko def ci sutura muy bañ a yegg ci réseaux sociaux yi parce que réseaux sociaux vraiment nekk na loo xamante ne du yem fi nga koy waxee te du yem fi nga koy defee aussi ndax mën na dem ba wër àdduna donc ku ci nekk rek looy wax wala looy def rek na nga koy sóoraale te muy sell ndax lépp dañ ko wax di sellal ñun ci loolu lañ ñu yar kon nag moom comme loolu lañ ñu yar ñun ci aada dañ ko war a fonk ci diine dañ ko war a fonk bien vrai que li ñuy wax ci suñuy religion mënuñ koo topp à 100% mais nag au moins buñ ko mënee topp à 60% sax loolu dina nekk loo xamante ne suñu ngëneel lay doon te dinañ ci am aussi une bonne santé parce que lu am solo la ndax li ngay publicité di ko wane te nekk loo xamante ne tegginewul vraiment doo ci am wérgu yaram ndax làmmiñ bi mun nañ laa topp diw la mu def diw la mu wax fekk yow yaa ko def yaa ko wax te ci réseaux sociaux nga ko waxee mais nag moom nañuy bàyyi xel bu baax ci réseaux sociaux yi lépp lu ñuy wax nañ koy rafetal di ko kii taaral daal comme ni ñu koy waxee voilà. comme ma daal di rebondir rek si li nga xam ne moom nga wax sànq mooy santé bi bien-être. bëgg naa ndax ku xam émission bi xam na ni partie séduction bi dañ si waxtaan gën kaa approfondir déjà en tant que femme mariée. di nga ci mën a jox leçon yi nga xamante ne ñu ngi lay seetaan. yow sa coin beauté yow Tafilo boo koy defee sa bien-être. son bien-être man nag moom bëgg naa vraiment. jigéen boo xamante ne day am sepp xam nga sepp lu ci ëpp sax dañ koy malien yi ñoo ko fi indi ay ak dank lu ñuy wooy al dank gis nga sepp boobu dafa mel ni comme genre bant ñu lëmës ko comme genre coton mais boobu noonu boo ko jëlee nga di ko def ci say bouteille
léegi jël aldan def ko ci léegi nga di ko def ci goowe di ko naan même le soir amal habitude di ko naan bu la neexee au frais mais le matin nga nuggal ko ba mu nugg nga naan ko boobu moom day raxas lépp loo xamante ne tilim bu nekk ci sa kanam tilim mu nekk ci sa biir dalay setal daal te lépp loo xam ne salte la moom vraiment da koy dindi te day tax yow tu te sens légère et puis aussi nañ am habitude aussi bu ñu mënul def sport nañuy def marche parce que marche lu am solo la boo xëyee même 30 minutes jógal dox ndax ñun léegi kenn xamul lu ñuy lekk waaw donc sport bi am na ci solo mais boo mënul def sport amoo peut-être temps bi yow doxal 30 minutes dem ñëw def say quelques mouvements chaque matin balaa may dem dinaa yëngal sama yaram bi pédale cokki pédale ba ñàkk tooy xeb daw dem sangu sol sama yére ma nekk en forme ndax fii mu ne nii kenn wëratul boo xasee ba jóg dangay mel ni ku ñu dóor ay fanaanee jur ci ay coupeñ boo xëyee nag sa yaram yëpp di métti yëngal ko ba mu yëngatu donc ñu am bu ñu paree jël suñu dànk boobu noonu ak gowe beeg sepp bi nga naan ci tôt le matin nga naan ci non après boo paree day raxas biir da koy raxas ba mu set ba pare dangay bugg di xeeñ lu neex waaw am na solo torop. gis naa ne aussi surtout les grandes dames comme yéen da ngeen faral di bëgg jëfandikoo ay karité surtout karité bi. waaw karité parce que karité moom ci kaw rek laa koy def daal am tuuti lu la karité bi nag dafa baax ci jigéen. baax na ci karaw c'est vrai waaye nag gis nga boo diwoo karité la nuit diwul karité ba sa yaram tooy xepp boo xëyee nugal la sa ndox nga sangu sa peau bi day rafet day liis der bu rafet ngay am karité buñ ko xeeb de man moom lay diwoo de ak ma ko yàgg di diwoo moo xam na ci dara man poti karité laa yor te du ma jël ay importé naturel bi lay def chaque jour moom lay diwoo le soir bu ma xëyee sangu ba set dox sama dox am na solo te baax na te aussi day faj intérieurement karité day faj même boo jëlee ndox nga tàngal ko nga def ci benn kuddu nga naan ko noonu daf lay raxasal sa biir aussi baax na torop boobu moom am na solo te day setal sa deret waaw day setal deret boobu moom day tax comme ñi nga xamante ne dañuy am problème mu circulation de sang boo koy faral di jël le matin loolu moom dafay tax sa veine yi waaw di daw normal ndax man dama am genre feebar yooyu loolu moo tax ba ñu digaloon ma ko mais depuis ma koy def moom ngëneel rek laa ci gis te bàyyeetuma ko waaw loolu moo tax karité moom am na solo torop. ak sànq si say nuyoo Tafilo dégg naa la parce que en dehors si éducation bi nga xamante ne yaa ngi ciy yëngu. waxtaan na ci li nga xam ne mooy femme de développement. nga war a allier loolu yëpp war a am jëkkër des fois yéen ñi femme de développement pour leen xam ne da ngeen di nekk sur le terrain. loolu da ngeen vous passez votre temps sur le terrain. kon noo war a mën a def ba mun koo gérer sans pour autant délaisser. mu am faay waaw xam nga tu sais c'est pas facile d'abord pour commencer c'est pas facile mais nag dañ ci sant yàlla parce que tey boo toogee sa jëkkër autorisé la. ne la yow mën ngaa dem defi développement parce que xam naa ne loolu danga ko bëgg ci sa deret la mënuma ci dara loolu aussi moom danga koy jox wàllam bi mooy yow na nga def le tout li nga warloo ak moom balaa may génn kër ga même bu ma waree am programme 19h dinaa ko defaral reeram ba tekkal ko ci plateau bi dem su naree guddee parce que xam nga di nga toll yenn âge yoo xamante ne yow au-delà de 20h waroo ko reer parce que doo gaaw a digérer donc man je préfère 18h30 man dinaa defar sama reer ma tegal ko balaa may dem dinaa ko taajal defal ko li ma ko war a defal après man ma dem su ma demee lijjanti la may lijjanti su ma ñibbisee aussi la ma ko war a defal muy ay thé xeetu baax ndax il faut que moom tamit nga am noo ko defal même boo ko defalul thé citron des fois nga defal ko tisane waaw des fois aussi nga defal ko ataay su dee ataay bi daa nar a guddee mais defal ko thé boo xamante ne dina ko faciliter digestion yam léegi su ko defee nga dooray mën a dem tëdd mu xam ne au moins yaa ngi koy bàyyi xel soo xëyee le matin lu mu xat maa koy defaral ndékki parce que moom du lekk ci biti maa koy defaral ndékki moment bi muy ndékki ma dem préparer ji man tamit léegi moom su xëyee dem man bu ma paree ma dem
donc il faut que ma di ko bàyyi xel ndaxte boo demee ba am jëkkër joo xamante ne daf lay bàyyi xel yow tamit da nga ko wax di bàyyi xel surtout jëkkër joo xam ne sonalu la ci dara du la wax dara kon yow yaay war a mën a xam sa devoir. macha allah parce que def naa 20 ans de mariage donc may dugg ci moom. xale bu ndaw laa muy ànd ak man di ma tette di daanu di jóg ak man kon bu ñu yegsee fii c'est à mon tour man tamit ma delloo ko njukkal te loolu moom maa ngi koy def ba mu saf-saf ndax bëgguma xale yi waxoo ko de yéen xam nga xale yi léegi moom mooy loolu boo sàgganee ñu nangu sa jëkk loolu nag duma ko nangu. kon yow toppatoo. quelque chose mën naa wax ni bokk nga ci jigéen ñi nga xamante ne ñoom dañoo contre ñaareel yi. waaw man nag moom wax dëgg yàlla man moom ñaareel j'aime pas moo tax lépp lu ma mën naa ko def. mais dangaa war a xam ne góor yi dañoo bëri jigéen ñi ñu ngi nii. waaw mais ñun nag ay chrétien lañ nag. xam nga jigéen ñi ñoo bëri. ñun ay catholique lañ nag xam nga ñun moom. mais yéen am ngeen chance boobu. mais léegi si catholique yi dañuy gis benn paa bi nga xamante ne te am fi jabar am yeneen takk suuf ak yeneen kenn ci góor. waaw mais ñooñu ñooy perte. loolu buñ ko defee loolu garaaw ñoom ñooy perte ñi nga xam ne ñoom la ñuy takk suuf ñooy seen pertement la parce que du feeñ fen du feeñ ci côté église ba du fa feeñ du feeñ aussi à la mairie donc moom fan lay feeñi kenn du ko reconnaître fen kooku pertement yam la. duñ ko reconnaître de mais temps bu mu war a passé ak yow da koy xaaj. waaw loolu ça dépend ci ni ngay toppatooy sa jëkkër. parce que des fois aussi ñoom dañuy dem ndax jigéen ñi dafa am ñoo xamante ne dañuy naagu de telle sorte que dañuy naan man catholique laa du ma am beneen du ma am wujju donc nga bàyyi ko doo waxtaan ak moom doo ko jege vraiment doo wax doo du am communication bi day des daal te góor dafay soxla koo xam ne day soxla ku koy jege muy sentir amour voilà di sentir ne amour baa ngi fi ba tey lu ñu màgget ñoom itamit dañuy bëgg ku leen di toppatoo quand même moo tax nag chaque fois jigéen ñi même ñi nga xamante ne bu dee musulman sax ñu am benn jabar sax les femmes là war nañoo bàyyi xel ci seen jëkkër man de c'est vrai que lu mu xat-xat damay def développement de mais moom damay dem mais balaa may dem dinaa ko toppatoo te su ma yegsee dinaa xool ci lu mu nekk dinaa xam ci lu mu nekk ak la mu bëgg ma defal ko balaa ñu tëj ça moom loolu moom chaque jour dinaa ci veiller parce que góor bu baax si yow dangaa war a baax ci moom waaw man nag damay toppatoo sama jëkkër ndax lan moom xam naa ne duma takkal beneen jabar duma am wujju kon duma am wujju nag damay bañ naaguwuma nag duma naagu mais nag lépp li nga xamante ne bëgg na ko dinaa ko def. waaw parce que may dégg aussi ñu naan jonge aussi de bokk na si nga am sa jëkkër. am sa waay léeg-léeg nga koy jëndal ay parfum ay déodorant. bien sûr yooyu bokk. bien sûr te am ñu bëri dañ koy négliger. bien sûr man damay toog duma koy laaj dara mais damay dem jënd yëre bu rafet ñawlu ko ba mu baax ñëw indil ko. surprise laa koy defal la may jékki-jékki rek ñëw jox ko des fois ma dem si tailleur bi ne ko ñawalal ma ko lii day jékki-jékki ma indil ko xam naa ne duma ko laaj ndax moom des fois dañuy topp problème yi kër gi ndax kër gi moom tout le temps problème yi du jeex. dépense baa ngi fi xale yaa ngi fi courant bi facture yi léegi scolarité bi donc loolu yëpp bu ko toppee daanaka du solo mais man mënuma di solo nag ba pare sama borom kër du tal dara di daw du ma ko def damay sañse wuy sañse fu mu solo bu gestoo buñ ko ne la nga sol rafet na mu ne sama ma dama ko def loolu day neex loolu sama ndam la moo tax chaque fois moom dama koy toppatoo dinaa ko jëndal parfum bu baax dinaa ko jëndal yére yu cher yu rafet montre bu fu mu rafete dinaa ko jëndal dàll sax dama ko koy jëndal su ma gisee ay dàll yoo xam ne leer na ma ne dina ko bëgg dama ko koy jëndal ndax damay naan lii dina ko bëgg mais pour mu ñëw ne bëgg damay jënd day xalaat la famille d'abord waaw. donc c'est un mari qui pense beaucoup à sa famille loolu moo tax ba chaque fois moom li ma war a def dama koy def. mais léeg-léeg da ngay gis ñi nga xamante ne duñu sawar defal loolu seen jëkkër parce que ñuy bañ defal ko ba mu normal keneen gis ko topp ci ginnaawam moo tax da leen di sàggane bàyyi leen comme ça daal. loolu nag erreur la parce que nit ki booy def doo def ndax bu dangay def te yàlla tax parce que tey. góor nu mu mel rek dañu naan jabar jaa tax mu mel nii su baaxee dangay bàkku ne maa tax man maa la toppatoo ba nit ñi gis la bëgg la loolu sa ndam lay doon même tey bu fekkee ne dafa gis keneen kooku topp ko sama ndam lay doon parce que damay naan maa ko toppatoo maa ko defar
di ko jox muy lekk lu baax di ko solal yére yu rafet ba tax keneen gis ko bëgg ko loolu sama succès la man nag loolu moom du ma ko iñaane vraiment ndax bëri na ci góor ñoo xamante ne nag ñoom bu ñu jekkoo rek dañuy dem defi leneen xalaat beneen waaw xalaat beneen donc mais nag ñun suñu devoir nañ ko def parce que bañ lay takk yow na nga sóoraale ne un jour mun nga am leneen mais yow tamit defal bëri sawaar ci tool bi am na ci solo torop jigéen daa war a toppatoo borom këram am na ci solo bul gëstu la muy def boo gëstoo rek gis parce que kenn du ne voilà qui cherche trouve donc ne cherche pas yow defal sa devoir li la concerné def ko ba mu mot sëkk après li ci des nga bàyyi si loxo yàlla amul problème et la vie continue je suis pas jalouse de mais nag li ma wax dama koy dara mu jeex. non des fois moom xam nga rek xam nga ku bëgg da ngay fiir mais nag moom des fois nag da ngay bàyyi xel ci moom nga di ko bàyyi xel mais boo ko bàyyiwul xel nag moom ngay nekk fii saa yoo xëyee gàddu saak man kat war naa dem fii am naa programme bés nangam war naa défilé et lui. qui va s'occuper de lui. waaw qui va s'occuper de lui xanaa doo wax ne xale yi chaque fois nga naan tegal ko yow tegal sa papa reer tegal ko añ non loolu moom j'aime pas dëgg yàlla. wala nga jox ko wala nga bàyyi ko jànq yeeg yooyu. ñoom sañse def nii def tagalam sañse def grand bu baax jël ay dalam ay saakam def may ko mu toog war a génn. ba léeg-léeg des fois du xaw a fiir nga xaw a wàññi tuuti dose bi. non moo ma yar te xam nga ku la yar moom du la fiire ndax day xam sa jikko. day xam sa jikko donc am na yoo xamante ne te gis nga ci couple dafa am communication da cee am importance. am na couple yu bëri yoo xam ne du ñu communiquer ak seen jëkkër yi mais loolu chaque fois dañuy am ay réeroo yu ndaw dañuy am habitude nous les femmes ñuy communiquer ak suñuy jëkkër di waxtaan ak ñoom bul xool ne dina am keneen wala am na keneen ba pare mais soo amee loo koy wax ko dina la ci xelal te dina la ci diggal nu mu munti mel kilifa la dañ koy may cër ba mu mot sëkk parce que mënoo di may kilifa di jox keneen cër teg ko kilifa te yow ki ci biir kër gi tegoo ko kilifa kooku mooy priorité moom mooy farata bi ki ngay bàyyi si biir kër gi moom ngay toog waxtaanal ba pare man damay solu ba rafet bu ma jógee ne ko paa xool ma mu xool ma rafet na waaw demal mu ñaanal ma dem te ñëw dem ci jàmm mu ñibbisi ci jàmm su ma yegsee ma rendoo ko compte. après ñëwaatal ci léegi loo koy woowee. paa. oui loolu. papa laa koy woowee loolu moom bien avant yi dafa yàgg même xale yi bi ñu juddoo dañ may naan en 99 laa marié bi may ñëw des fois dañ may naan yu tax nga naan sam papa ma ne leen parce que su ma ko waxul papa yéen ñiy juddu bu doo leen ko wax papa. loolu moo tax nag ma am habitude boobu di wax papa ndax yéen ngeen di ci topp léegi nag dem ngeen nag ba miin ko man tamit miin naa ko mënatuma koo bàyyi léegi nag ñun ñëpp ñuy wax papa rek. waaw si jonge bi la bokk ndax xam naa ne da koy neex bu ko waxul ak bu ko waxul yëpp tout boobu moom da koy neex lool ndax góor bu nekk am na noo koy wooyee da koy neex ci xolam ndax bu ko keneen waxee sa day naa boobu am na ko moom waa am na borom waa kay donc loolu moom dootu ko safati daal waaw yii man nag togg rek lay def waaw li tax ma ne la togg rek lay def dama nekkoon ak sama yaay nekk restauratrice du restauratrice nii de moom ay tubaab ay hollandais la doon liggéeyal waaw bu jógee ci hollandais yi dem ci allemand yi donc ñi mu mujjee liggéeyal ay français ay américaine lañu chaque fois moom bu day am ay invitation comme tubaab yi lu ñu tàmm di def rek invitation ay 10 personnes 20 personnes te moom tubaab moom ñoom bu ñu nekkee Sénégal dañuy bëgg a place sénégalais yi léegi nag man chaque fois bu ma demee école parce que man Mathurin Diop laa doon jàngee c'est Mathurin Diop léegi su ma wàccee damay continuer dem fekk sama yaay fi muy liggéey Sacré-Cœur su ma demee bu amee invitation jour moom damay daw école ndax maa koy toggal yaasa bi maa koy toggal des fois ma toggal ko soos bi des fois ma toggal ko ñankatang bi parfois ma dem def ay keek ndax moom moo ma ko jàngal dafa demoon ba yor ay livres yoo xam ne bu ci nekk togg tubaab ni ñuy dresser table ni ñuy defaree ay neem ay fataaya donc gâteau keek lépp dañ ko doon daf ñu ko won avant muy dem décédé na mais rëccuwuma
vraiment li ma jàngal liggéey ndax togg moom macha allah damay togg ba mu neex moo tax sama jëkkër mënul lekk ci biti fu mu dem bu toggee day naan kii sama jabar moo ko dàq togg te loolu moom fierté la ci man moo tax chaque fois bu ma toggee nii une semaine togguma samedi ak dimanche il faut que ma dugg ci waañ bi toggal ko mu sentir ne tey moom liggéeyuma mais comme bu ma waree dem école nii du ma am jot bon bi moo fay des di togg mais nag moom su dee togg rek invité naa leen yaa leen toggal lu rëy te man problème boobu dinaa ñëw mais donc sama camarade bu man laa dul àndal. kooku la ndax kooku biir baara yi. waaw loolu dina ma neex ndax man peut-être début bi léegi la mais man lu xew ca koñ ba nii man damay téye ci mois de mbana ba dama koy togg am na benn jour boo xamante ne dañoo ñëw ñu am benn togg buñ doon xew buñ doon togg foofu ñu yegg si ñu ne waa kan ma ne leen kan mooy togg fekk ma jóge école de ma ne kan mooy togg ñu ne ñun ñëpp ma ne déedéet yéen ñëpp mënu leen a togg léegi ñu ne ah ñun ñëpp daal ñoo ngi ci ma ne leen jox leen ma ci mois bi ma jox ne ci mois bi am benn femme bu yegg si ne soxna si yee yow càmmoñ ngay toggee ma ne leen waaw ñu ne ah loolu moom ndaxaw doyam ma ne leen man du ma géwél de kenn fayu may tamit kii sama xarit la man maa am yéene di ko toggal mais su dee da ngeen ci am sikki sàkk man bàyyi leen seen ci mois ñu ne ma déedéet toggal sama xarit bi ñëw ne ma yaasi na ma fii la toggal man xam naa la mais maa togg cin li togg ceeb bu jàgg bu neex boo xam ne ma tegal leen ko fa ndànk demi bi ñu naan pourtant ki ko togg jàngalekat la di ñu ne déedéet loolu mënul ne ma ne leen man damaa mën togg parce que ñun bu ñu nekkee fële Fatick ñun femme catholique yi ñooy toggal suñu bopp mbana yi dañ koy partagé bu ñu amee ni événement ku nekk 4 personnes yu nekk day jël mbana donc foofu laa gën a mën a togg te ñun suñu village aussi Mbodiène ñun amuñu comme ay géwél nii su xew amee wala programme am ñun jigéen yi jéeg yi ñooy toggal seen bopp voilà foofu nag loolu moo tax ñu am habitude di togg cin bu mag mais ba miinal ko suñ bopp waaw mais cin bu ndaw moom sama kër moom laa moom may toggal sama bopp moom wax dëgg yàlla togg li ma sentir te dama dem ba initier ci sax xale yi des fois xale yi dama leen di jàngal comme ay nu ñuy toggee nag ëllëg a tax kenn xamul waaw affaire tubaab yi yoo xam ne day gaaw te dinañ ci lekk ba suur dama leen koy jàngal comme ça ñu mën ko ndax fu ñuy dem ñu mën koo yóbbaale du ñu sonn. macha allah comme ngeen ko gisee rek tey moom Tafilo leen fi invité woon fii deuxième news la communication autrement ni ñu koy waxee sax lu tuuti si nag bi xajul ci cin bi toogaay bi neexoon na toogaay bi jekk na bëgguma sax mu jeex mais bon l'heure du fait feu bon donc du coup Tafilo dama lay bàyyi rek daal di tàggatoo. vraiment di ñaanal waa Deuxième News li ñu bëgg ci seen télé bi ak seen rajo bi yal na jëm fu kawe fu rafet seen jot te ñi ciy liggéey aussi dama leen di ñaanal yàlla may leen wër kattanal leen dooleel leen ba ngeen mën a gën a taxawaat gën a dëgëraat mu nekk ay machines yu bëri bañ di leen dégg fu nekk ci àdduna bi yàlla mën na ko yàlla def di remercier aussi sama tante bi ma fi àndal vraiment moom itamit ku ñàkki ñaan la sama yaay la sama conseillère la sama lépp la muy Fatou Kiné Sagna maa ngi koy gërëm di ko sant waaw di remercier ñëpp aussi ñi nga xamante ne ñoo ngi may déglu de passage vraiment de près ou de loin ndax wax aussi neexul waaw wax neexul su fekkee ne am na loo xamante ne juum naa ci may jéggaloo te xam ne nit rek laa nit ku nekk day juum su fekkee nag ne wax ji rafet na maa ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp di leen remercier di remercier ñëpp vraiment kontaan naa bu baax a baax ci invitation bi ngeen may invité vraiment Mado am na solo daal rafet na. donc ak revoir. yow moom foog ñu ñëw seet si la ndax añ bi mënaguma ko bàyyi fan la ñuy defee émission bi si boobaa. chers téléspectateurs de la deuxième news comme ni ngeen ko gisee tey suñu troisième numéro émission Glam et Séduction Tafilo leen fi dalaloon ñu doon di toog waxtaan bu yaatu bu am commencement mais amul fin ndax xam ngeen rek heure bi moo ñu xaw tànn ci ba tey. di profité di nuyu équipe bi yëpp parce que ñun ñoo di gis mais liggéey bi yëpp ci ginnaaw la nekk di nuyu ki nga xamante ne mooy suñu DG moom mi jël ay biens jël xaalisam dugal ko ci entreprise bi di deuxième news moom mi nga xamante ne tax na ba tey ñu doon chômé wutuñu ñi nga xamante ne lii moo nekkoon seen rêve ñi ngi ca yàlla na doon ay télé comme ni ko Tafilo waxee
di nuyu caméraman bi Linguère Jolof di nuyu suñu caméra woman bi nekk ci technique bi aussi muy Kumba la di nuyu aussi suñu régisseur bi booy Mbengue bu toog fee si régie bi tey moom moo koy gérer di nuyu aussi sama assistante bi nga xamante ne tey moom daf maa daw mais amul problème di nuyu Kaseba tonton Madian jantal Mara Fatou Kiné yéen ñëpp nekk ci biir kër gi maa ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal di leen di jox dig daje ci beneen numéro ak beneen invité fii ci Glamé Séduction restez connectés. suñu yaay jigéen suñu soxna jigéen ñi doxal àdduna masa coono yaay sonn nga lu baax ci kër gi lu ne jigéen ñi la waaye li ñuy wane ci baaxu jigéen ñi ci Glamé Séduction fii ci 2STV ak seen jigéen Mado ma sister borom yu baax yi jigéen ñi yër lu baax di leen koy feeñale ci Glamé Séduction ànd ci sister Mado ci 2STV la communication doma jigéen suñu yaay jigéen suñu soxna jigéen ñi doxal àdduna masa coono yaay sonn nga